ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy wax ci làngum politique bu Sénégal ndax umpale wu leen ni ñoo ngi dëgmal benn jongante bu am solo waxoon nañ ko ne mooy jàmmaarloo yi annoncé présidentielle yu 2024 ni mu nar a mel muy élection locale yi war a am dimanche 23 janvier 2022 te ñu war ci tabb ñu war a jiite doon meeru goxaat yi fépp ci Sénégal. waaye naka lañ war a demee ci yooyu élection rawatina opposition bi gis ni li fi nekk baaxul te faaw ñoom ñu occuper bépp localité ci biir réew mi samp fa seeni ñoñ ngir apporter fa changement waaye tamit dëgëral seeni base politique balaa présidentielle bu 2024. lii mooy enjeu élection locale yi di ñëw te Sénégal yi war cee bàyyi xel. léegi naka la ñuy demee ci yooyee jongante ñu ngi wax mbiru coalition démb rek benn parti ci opposition bi annoncé na benn lëkkaloo bu rëy dippee ko Yewwi Askan Wi ëmb waa Pastef waa Taxawu Sénégal bu Khalifa Sall PUR bu Serigne Moustapha ak yeneen leader politique yu ci mel ni Cheikh Bamba Dièye Aïda Mbodj Moustapha Guirassy docteur Cheikh Tidiane Dièye Bougane ak ñoom Déthié Fall. PDS ñi ko doon séntu ci boobee coalition mais diggante bi am na lu bari lu ci am daañ ci revenir ci ay détails revenir également ci taxawaayu PDS ci biir opposition bi. xam nga parfois dañoo yàpp loolu yenn opposants yi di leen jiiñ ñi dañuy liggéeyal pouvoir duñ ci sori ndax lu ci bari wóoruñu mais taxawaayu PDS saa ñuy dëgmal élection moo xam législative yu 2017 ak présidentielle yu 2019 yi ñu weesu te kenn du ci wax ñun dañ ci taxaw tey leeral ngeen mën a comprendre rôle paaka ñaari boor bi ñuy joué ñoom ci politique bu Sénégal entre pouvoir ak opposition. ku wax aussi coalition wax également divergence réeroo entre acteurs politiques bi ci gënoon ràññee fan yi weesu mooy sorti Thierno Bocoum mais réeroo yooyu noonu maanaam ku nekk di jéem a positionné wu jiital say mbiru bopp fan lañu nar a yóbbu ak lan la ci pouvoir bi fi nekk nar a gagné. parce que booloo opposition bi moom jëm ci élection locale yi di ñëw mooy li mën a tere ne la nguur gi. léegi ndax opposition bi ñoom dañuy jiital seeni mbiri bopp ba xaajaloo def li neex pouvoir wala dañ naan lépp lu naqari Macky Sall neex na leen muy dajaloo malgré seeni divergence ak seeni ego ci point yooyu noonu la ñuy taxaw. dañuy tàmbali ci li waral coow li muy li ñuy dippee la grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi ñu ràññee ci leader opposition yu bëree bëri. doon nañ ci xaar aussi beneen parti bu mag muy PDS déjà loolu sax moo fi juróon coow fan yi weesu ñu bari di laaj ndax ñiy dippee seen bopp ay anti système war nañu lëkkaloo ak ñi nga xamante nii ñoom ñoo tax ñu naan dëggi système. finalement PDS boobu noonu gisuñ ko ci donte bokkoon nañ ci waxtaan yi Abdoulaye Wade am na ñu mu yabaloon mais lan moo leen ci génnee. kuy suivre politique bu Sénégal rawatina jamonoy PDS bi ñuy nekk ci nguur seen parti bi dafa xaroon ñaar dafa amoon génération du concret mooy Karim Wade ak quelques libéraux yi bootu woon ci ginnaawam ak waa PDS authentique ñi nga xamante nii ñoom Abdoulaye Wade dong la ñu gëmuñu woon Karim te àdduna du yàgg ba ñu topp ci ginnaawam ndax jàpp nañ ni ñoom ba ñuy xeex di ànd ak góor gi ñu leen di jàppandoo di leen tëj gisuñu woon Karim Wade mi ngi woon France di jàng. loolu moo waral ba ñu ñàkkee nguur ñoom waa PDS maître Wade jël Karim dal di koy imposer comme jiitu parti bi ñu ci mel ni ay Guirassy Aïda Mbodj Habib Sy ba ci ay Pape Diop dañoo bàyyi dem samp seen yëfi bopp te loolu ñu bari doon nañ ko xaar tey kenn xalaatul woon leader yu mel nii di topp ci ginnaaw Karim. léegi tey bi opposition bi di waxtaan ngir boole doole yi pour taxawal coalition bu am solo PDS moom dañ ne nañu écarter ñeneen ñi maanaam genre règlement de compte jëmale ci ñi nga xamante nii dañ ne ñoom gëmuñu Karim mësuñoo nangu bootu ci ginnaawam ñu ne na ñeenti leader yi dongu demandoo muy Karim Wade Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Serigne Moustapha Sy. rax ci dolli waa PDS ne ville yi gën a mag Sénégal na coalition bi jiital ñoom seeni leader lii moo taxoon waxtaan yi tagga tembe rax ci dolli yàggoon lool. ndax boo jëlee ku ci mel ni Sonko dafa ni moom àndul ci mbir moomu maanaam beddi ñii ñële petoo tëggaay mbir te ci waa PDS bëgg a dicter ñoom seeni loi donc lii moo ne woon problème bi ci biir waxtaan yi ba yéexal annonce grande coalition bi opposition bi dippee Yewwi Askan Wi. Khalifa Sall doon na ci doxay tànki jàmm pour déggoo am mais mujjul sotti. léegi lan moo tax coalition bi ñu dippee les quatre grands maanaam ñeenti ponk l'opposition bi xel mënu ko woon nangu loolu suñu jàngatu personnel la li tax xel mënu ko woon nangu mooy boo dëgmal loo xamante nii da nga ni boole doole yi moo ko tax a jóg rawatina élection locale yi nga xamante nii ki koy jël mooy ki ëpp mbooloo fa mu dëkk waroo nekk di beddi ñoo xamante nii bu ñu bokkee dina am lu baree bari lu ñu mën a apporter seen localité. jëlal rek ku ci mel ni Aïda Mbodj
dafa bokk ci leader politique yi nga xamante ni dañu am la ñuy wooye base maanaam dëkk boo xam ni la fa ëpp ñoom lañu gëm muy Bambey ak li ko wër moo tax ñu koy dàkkantalee la Lion du Bawol. nga jël itam Moustapha Guirassy boo demee Kédougou ñu ci bari moom lañu gëm dafa am base politique. Cheikh Bamba Dièye newoon maire Saint-Louis boo demee itam fa mu bàyyeekoo mbooloo topp na ci ginnaawam te même bu dul loolu waajuram bu góor muy dem si yàlla Cheikh Abdoulaye Dièye dafa amoon ay doomi daara yu ko gëmoon gannaaw bu mu duggee ci politique mu daldi fi bàyyeekoo suñu borom jël ko ñooñu gëmoon ko topp ci ginnaaw Cheikh Bamba Dièye ndax kóllëre lu mënti xew moom la ñuy votel nga jël docteur Babacar Diop mi ngi nekk di créer ay basam Thiès ay ndaw daldi koy gëm bootu ci ginnaawam surtout ay étudiants ki élèves léegi nga ne yow ñooñu ñëpp nga xamante ni au moins am na lu ñu mën a apporter l'opposition bi ci seeni localité nga ne nañu leen seppi ndànk tegee leen na le ñi nga xam ne nag ñoo ciy des ñu imposer leen suñu bëgg-bëgg lii la waa PDS namoon moo tax ñun ba ñu déggee woon ni ñu ci mel ne waa PASTEF waa Taxawu Sénégal ak waa PUR ñoo ngi waxtaan ak PDS dañ ne lii jëmul kër te gëmuñu woon ne itam dina antu ndax ñoom waa PDS depuis 2017 ci luy néewal doole ak fragiliser opposition bi dong lañ nekk defoon nañ ci benn vidéo spéciale 12 octobre 2019 di artu sénégalais yi mais malheureusement Sénégal dañuy gaaw a fàtte ci mbir moomu noonu la ñuy ñëwaat. bu leen fàtte ni élection présidentielle bu 2017 la waroon am ndax Macky Sall daf ni woon bu toogee 5 ans lay def juróomi at mais comme que moom du wax ko du dëgg du sàmm kàddoom en complicité ak conseil constitutionnel mu daal di toog 7 ans moo waral ñu amal présidentielle en 2019 mais 2017 la waroon am léegi nag ci la opposition bi ne woon jarul coow lu bari jarul ñu organiser ay manifestation bu présidentielle amul 2017 tamit daañu amal législative ci même année bi élection ngir tabb député yu war a teewal askan wi assemblée nationale donte Macky Sall forcé na mbir yi ba nar a amal élection yi 2019 au lieu de 2017 nañ ko xañ assemblée nationale fexe ba opposition bi ëpp fay député su ko defee dootul nekk di voter ay loi nu mu ko neexee dootul bum di bumi lii moo newoon plan bi te pour loolu am il faut que PDS Khalifa Sall Idrissa Seck ak ñoom Malick Gakou def benn say ñooñu bu ñu àndee rek boole seeni doole comme que élection législative raw gàddu la opposition bi mooy ëppale député assemblée nationale ñu def lu ñuy woowe cohabitation ni kon tey Macky Sall du xëy rek ne dafay voter benn loi ngir tuumaal sénégalais yëpp terroriste ni kon tey Macky Sall du am benn majorité mécanique assemblée nationale ñoo xam ni voté kese lañ fa nekkee ñuy jël suñu budget di ko passer nu mu leen neexee ndax député yu néew lay am assemblée. ci la opposition bi créé woon Manko Taxawu Sénégal coalition bu rëy boo xamante ni ñëpp àndoon ci ne Khalifa Sall moo ko waroon jiite nekk tête de liste ndax kii di Karim Wade neew fi Idrissa Seck poste député intéressé wu ko Ousmane Sonko tollu woon niveau bi mu yegg tey donc Khalifa Sall moo rempliroon bépp critère pour jiite liste boobu noonu ñëpp àndoon ci mais naka la PDS def Oumar Sarr bi Macky Sall tey nommé ministre des mines pour wane ne rek opposition bi yàgg na may tóob moom Oumar Sarr la PDS jox ay consigne ne ko bul nangu Khalifa Sall jiitu waxal ni yow yaa jiite liste bi te loolu ñëpp xamoon nañ ni xel mënu koo nangu Oumar Sarr amul charisme amul dayo pour jiite liste boo xamante nii moo gën a mag ci opposition bi ñu daal di koy sant ne ko mu bañ Khalifa Sall jiitu su ko defee coalition bi daal di tas te bu coalition bi tasee mooy Macky Sall muy ëppale député assemblée nationale nii la Manko Taxawu Sénégal tasee PDS dem créer coalition Wattu Sénégal doole opposition bi daal di wàññeeku ba résultat élection yi génnee moo nekk nii ngeen di seen ndekete bu PDS tasul woon coalition opposition bi ñoom ñëpp ànd boole seeni doole daañu am 1 673 034 voix opposition bi rawee waa Benno Bokk Yaakaar lu bare bari ndax ñoom ñi ngi am 1 637 761 voix su ko defee opposition bi gagné ëppale député assemblée nationale kenn du fi nekk di bumi di voter loi yu la neex ak jël budget réew mi di ko dugal ci yoo xamante nii du priorité lii waa PDS ñoo ko xañ askanu Sénégal kon ñoom yàgg nañu liggéeyal Macky Sall indirectement. élection présidentielle ñëwaat en 2019 ñëpp xamoon nañ ni PDS dafa décidé woon bokk ci yooyu élection parfois nga dégg ku ne opposition bi ñoo ko def ndax Maître Wade waxoon na leen ni bu leen dem ci élection yi ndax Macky Sall sàcc na ko ba noppi mais li ñuy fàtte mooy PDS dañoo décidé woon bokk ci yooyu élection ñu xëpp suuf amoon nañ candidat muy Karim Wade ba defar seen affiche ak lépp
bi gars yi di wuti parrainage ñoom dem nañ di wuti ay parrain pour Karim Wade bi gars yi di déposer candidature yi waa PDS déposé nañ candidature Karim Wade ba tàmbali organiser ay meeting ba ñu rejeté nag candidature am Karim Wade ne ko mënoo bokk ndax yoon dafa teg sa ko ay daan la maître Wade door a wax ni nañu boycotté élection yi parce que doomam bokkul bu ñu nangu woon candidature Karim Wade PDS dafay participer ci élection présidentielle bu 2019 donc bu ñu nax sénégalais yi histoire bi yàggul donc li ñu war a comprendre mooy PDS ku dul Karim Wade gëmuñu la te Macky Sall amnistie Karim Wade moomee maanaam daal di koy setal ba mu set wecc ci wàllum yoon ngir mu mën a bokkaat ci élection jaral na leen ñoom lu nekk même bu fekkee ne dañuy taale opposition bi di neexal Macky Sall bi PDS ne dañuy boycotté élection boobu noonu la maître Wade dem Conakry ci initiative Alpha Condé ci lu Macky Sall umpalewul pour PDS mandu ci élection yi mooy le protocole de Conakry bi ngeen doon dégg maanaam bu ñu jàppale kenn te ku ne xam ne ni PDS ak loolu ñu mën a waxal am na lu ñuy représenté ci électorat élection législative yu 2017 yi gannaaw ba ñu tase opposition bi ba noppi am nañ lu ëpp 500 000 voix parce que ñoom dañoo am ay militants yoo xamante nii maître Wade la ñu gëm lu mu wax noonu la fu mu joxoñ fa la donc ñoom bépp candidat opposition bu ñu àndaloon ci présidentielle yu 2019 yi ne seeni militants voté leen diw moomu noonu dafay dem deuxième tour ak Macky Sall ñu daal di ko fiy jëlee moo xam xeetu sàcc yu mën a tëgg mais maître Wade dafa mës a gëm ni bu dul moom Karim Wade la war a nekk loolu ba muy doon président la moo waraloon événement 23 juin Macky ñëw bett ñëpp jël élection yu 2012 yi mais maître Wade continué gëm ba tey ni après Macky Sall Karim Wade la war a doon ci loolu nag la ñu nekk ba tey xàddiwuñu ñi nekk ci opposition bi yëpp gëmuñ ci kenn. donc ñu li ñu jàpp mooy li waa grande coalition de l'opposition bi def muy seppi ndànk PDS bi nga xamante nii dañ leen doon tardeel décision bu baax a baax la surtout ci ñoo xamante nii wóoru la ba xam bu ngeen àndee ba gañ élection yi mën nañ la trahir gañ ay localité pare di waxtaan ak Macky Sall donc la fekk ñu seppi leen ci mbir yi lu am solo la ndax buñ ko deful woon léegi daañu dem ba ci biir ñoom ñu xëppaat ci mbir yi suuf comme nañ ko defee woon ci législative yu 2017 yi ak présidentielle bu 2019 ñoom saboté moo leen tax a jóg parce que seen philosophie mooy bu dul ñoom ak Karim Wade warul doon keneen depuis ba coalition bi taxawee nag ñàkkul ngeen dégg ñu naan coalition suppu kànja ak yu ni mel foofu aussi bu opposition bi nangu daanu ci piège yu nguur gi ndax pouvoir bi moom yéene bi gën a rëy mooy opposants yi bañ a booloo ndax élection yi ñuy dem coalition bi la gën a rëy ëpp la ay leaders yoo xamante nii seen waa dëkk gëm nañ leen coalition boobu noonu moo lëpp chance te bu ñuy wax wàllum suppu kànja ak yooyu noonu mais Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo raw suppu kànja ñoom plat yëpp la ñu boole suppu kànja mboroxe maafe ceebu jën ceebu yàpp aceke mbaxalu saalum domoda xeebuñ yéemuñ ñàkk la ñuy bañ a ku leen yàpp te njaxas bi yëpp nag ñuy def ñoom boole plats nationaux yëpp li ko waral mooy fexe ba dëkk bu ci nekk ñu am fay ponkal yu mag a mag moo waral ñu jënd Idrissa Seck pour gagner Thiès woo Omar Sarr pour gagner Dagana woo Moussa Sy pour gën a am doole Parcelles Assainies corrompre Aïssata Tall Sall pour renforcer wu Podor indi Abdoulaye Baldé pour conquérir Ziguinchor transhumé Khoureyssi Thiam ngir moom Tambacounda kon gis ngeen depuis quelques années ñoom li ñu nekk di yokkee seen doole ci bépp gox ci Sénégal ngir waajal local yi léegi nee nañ bu opposition bi def loolu parce que ci xaajula opposition boobu noonu la ñuy mën a ñoom defee li ñuy wooyee raw gàddu ci élection locale yi di ñëw léegi nag opposition bi ñooy xool xam li ñu bëgg soit dañuy def li neex Macky Sall muy ku ne jël sa yoonu bopp wala ñu teg ne la seen i divergence ngir daal di dem ci localité yi jël ko doxal ko ñaar yi dong moo fi am. mënuñu aussi ñàkk a wax ci li xewoon fan yii rawatina sorti Thierno Bocoum ak sax Bougane ndax journalam moo xëyoon bés gannaaw ay rumeur ne waa anti système dem nañu rejoindre li nga xam ne mooy système bi parce que ñoom dañoo jàppoon ni gars yi dañuy dem bàyyi leen. foofu aussi gis nañu yenn militant ci opposition bi dañu sévère trop ak ñoom li tax ñu ne gars yi dañu sévère trop ak ñoom mooy ci politique la ñu nekk. te tey ni politique bu Sénégal bindoo mooy dafa am benn catégorie boo xam ni xam nañ lu ñuy peese ci élection mooy waa PDS waa PASTEF waa Manko Taxawu Sénégal ak waa PUR. mu am aussi beneen catégorie boo xamante ni xamaguñu lu ñuy représenté ci électorat moo ñëw Bougane Thierno Bocoum Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye et consort
mënoo ni seen popularité fii la toll ndax nattaguñu seen doole ci ay jogante. léegi catégorie bii élection locale yi di ñëw occasion la pour ñoom ngir au moins gagner benn localité am base politique seen tur gën a yokku te loolu coalition bu am doole moo leen ko mën a may. bu ñu demee ñoom dong risque la wàllum politique nag la ñuy wax. Bougane moom teel naa am intelligence su muus gu doy ni dem rejoindre la grande coalition daw làqu yóbbaale moom yàgg na am ci élection du gàcce. kon nañ ñenn ñi comprendre ku ci mel ni Thierno Bocoum donte erreur bu rëy bi mu def mooy teel a wax ndax jàppoon na ni ñi ñuy woy les 4 grands dañuy petoo bàyyi leen te xamul ni am na ku leen fa nekkaloon ngir loolu bañ am. ku am avenir la ci politique moom Thierno Bocoum tey buñ doon lim député yi marqué assemblée nationale ci ñaar fukki at yi weesu turam da ciy bokk ndax taxawaay bu am solo bi mu amoon assemblée bi mu tàmbalee nag am tur sénégalais yi commencé di ko bàyyi xel loo ko Idrissa Seck daal di sacrifié mais na am contrôle ci ay émotion am te xam ne muy communiquer bu situation yu ni mel amaatee te même ñoom buñ leen boolewul woon ci mbir yi mais nañu am fulaay gëm seen bopp def seen coalition comme ni ko ñoom Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye Bruno D'erneville defee ak seen coalition bi naan jot na fexe convaincre électeurs yi. Abdoulaye Wade newul ni bootu ci ay leader yu am doole am mbooloo moo tax mu dem deuxième tour en 2000 ak Abdou Diouf ay jeunes yu ko gëmoon ñoo toppoon ci ginnaawam ba mu demee deuxième tour la ko yenn leader politique yi yu ci mel ne Moustapha Niasse Iba Der Thiam ñëw jàppale. ku ci mel ni Djibo Ka moom dafa ko fay bàyyi woon dem jàppale Abdou Diouf teewul ni Wade moo jël ndam li. Macky Sall mii nekk fi en 2012 kenn boole ko woon ci favori yi Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse la gars yi jàppoon ni ñoo fi mën a jëlee maître Wade ñoom ñaar ñu def coalition dippee ko benn sigil Sénégal nekk fa di werante naan kii mooy jiitu kii moo war a topp ci ginnaaw ba coalition bi tas. boobu Macky Sall mi ngi wër dëkk bi di convaincre électeurs yi di doxantoo ay xottu saaku ceeb ak mer gàddu élection yi ñëw mu betti ñëpp gagné maître Wade. Ousmane Sonko mii tey bokk ci leaderu opposition bi ba ku ne bëgg ànd ak moom nee naa leen sànq en 2017 ñeenti at ci ginnaaw bokkul woon sax ci 3 opposants yi gën a am doole. élection problème député yu 2017 yi bu doon ni examen ñu ne dañ ko repêché ndax 37 535 voix dong la amoon ak benn coalition bu ndaw. présidentielle bu 2019 ñëw pourtant ñoom Thierno Bocoum ak Bougane yi tàmbali woon yuuxu scandale Idrissa Seck ki nga xam ne mooy nijaayu système bi la ñu àndaloon kenn du leen ci reproché dara ndax choix politique la te moonte jamono jooju Ousmane Sonko organisé wul conférence de presse di jooy wala di bind ci ay journaux naan dañ maa wan ginnaaw ànd ak Idi. coalition boo xamante ni ñu bari kenn xamu leen la àndal am 687 523 voix gannaaw élection yooyu noonu ak événement mars yi weesu la Ousmane Sonko gëj a dégg candidat wu réseaux sociaux yi ndax loolu lañ ko doon tooñee ndax dañ ko xeeboon. jàngat bi ñu mën a def ci ñetti parcours yi mooy même bu la kenn gëmul yow gëmal sa bopp bu lépp sottee nag ku ne bëgg ànd ak yow loolu leçon la pour bépp politicien waaye bépp doomi aadama moo xam domaine booy mën a yëngu. kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.